asalaamaaleykum maa ngi nuyu waa Louga man maa ngi tudd Fatoumata Rassoul Diallo ñu may woowee Aïssata Dia dëkk Médina Salaam di responsable politique bokk ci mouvement Dolli bu Mamadou Mamour Diallo nekk chargé de mission bu Mamadou Mamour Diallo. fi la gën a ràññee mooy jàppale jigéen ñi ngay jàppale. pourquoi ce choix boobu nga xam ne yaa ngi jàppale jigéen ñi ñu ngi dégg jàngal napp moom ay projet yu bëri yoo xam ne depuis nga ñëw Louga en tout cas gis nañu que jigéen ñi ñooy sa cible yaa ngi leen di jàppale pour ñu am autonomisation lu tax loolu. waaw boo gisee ma gën a féete ci côté jigéen ñi ñoo yore kër yi ndax kenn umpalewul ni góor ñi bu ñu xëyee seen dépense rek la ñuy joxe dem seen yoon li ci des yëpp jigéen ñi ñoo ko yore ñoo yore kër yi ñooy toppatoo xale yi li ëpp daal ci kër gi jigéen moo ko féetewoo te ñu gis ne Louga bokk cër bi nga xamante ne war nañ ko jox jigéen joxuñu ko loolu moo tax man bi ma ñëwee gis na tamit membre bi nga xamante ni moom laa àndal di politique bi mu ñëwee moom dafa gën a def dooleem ci jigéen ñi ak xale yu góor yi ni ma koy waxee toujours rek nit boo ko dee jàppale da ngay xool fi mu teg tànkam nga teg fa yow tamit sa tànk jéem ci bay sa waar loolu moo tax man tamit bi ma ñëwee ma xool jigéen ñi xool tamit ne ay femmes au foyer laa gis ñoo xam ne bu ñu xëyee dañuy toog ci biir kër yi rek dem marché ñëw toog ci keppaar yi donc loolu moom inspiré ma ni ñi ñu jara jàppale lañu te ku leen jàppale dinañu dem te bi ma ci duggee tamit defe naa ne rëccuwuma ko ndax dama gis ne ay jigéen ñu jàmbaare lañu jigéen ñu fonk seen bopp lañu jigéen ñu fidèle lañu jigéen ñu bëgg liggéey lañu donc loolu moom ma motivé pour ma ànd ak ñoom di liggéey. dañ ñëwaat ci choix boobu. mais am na beneen choix aussi boo xam ne xëy na jaaxal nañu bëri. le choix de Mamour Diallo. pourquoi nga choisir Mamour Diallo te moom yeneen leader politique yoo xam ne ñu ngi ci dëkk bi est-ce que moom nga commencé def politique wala auparavant doon nga def politique lan moo tax nga choisir Mamour ci boppam. waaw man mosuma def politique. man maa ngi soog a def politique. li tax Mamour tamit Mamour dama koy wax toujours sama mbokk la sama xarit la. en 2016 bi ko président de la république tàllalee loxo pour mu ñëw jàppale ko ci politique am daf ma woo ne naa ñëw jàppale ko parce que xam na ni boobu damay yëngu ci social mu woo ma ne naa ñëw jàppale ko mais loolu rek tamit taxul dafa am lu mu ma won ñu waxtaan mu wax ma loo xamante ne si intérêt Louga la parce que man du ma ñëw rek di jàppale nit ki parce que yow yaay diw c'est pas parce que moom mooy Mamour Diallo wala c'était le directeur des domaines wala am na yenn responsabilités yi ci état bi mooy tax ma war a ñëw jàppale ko ci politique man du ma doxe noonu daf ma wax loo xamante ni intérêt Louga mi ngi ci te comme man Louga moo ma ñor bu ma woowee ma ñëw jàppale ko ci politique loolu moo ma tax a dugg ci politique loolu moo tax moom tamit ma ànd ak moom di politique loolu kese la. jàngal napp bi lan moo ci doon position bi nga ko waxee ni dama bëgg jigéen ñi am autonomisation. waaw man lu gën a bari dama xaw a autonome man ci sama bopp ba may jël sama idée ànd ceeg ñi ma ci war a àndal ñi ma xamante ni équipe bi nga xam ne maa ngi ànd ak ñoom di liggéey dañuy toog waxtaan ci parce que xam naa Mamour xam naa bëgg gi mu bëgg liggéey ak bëgg gi mu bëgg dëkk bi avancé moo tax am na yoo xam ne su ma koy def damay def ba pare rendre ko compte. parce que xam naa ni li may def su ma ko wanee du ci am dara lu mu ciy wax au contraire daf ciy kontaan te dina ma ci encourager appuyer ma ci donc projet bi man bi ma koy taxawal maa ngi ñi ma àndal ñi di liggéey ñun ñoo toog waxtaan ci naka la ñu mën a def pour jàppale jigéen ñi ci la ñu taxawal projet jàngal napp bi donc liggéey bi commencé nañ ko lu yàgg sax Mamour yëgu ko pour te dire daf ko dégg ci nit ñi ci la ma woo ne ma dégg naa yaa ngi def nangam bi ak naa man ko effectivement ma ñëw ñu toog waxtaan ci mu encouragé ma ci félicité ma ci jàppale ma ci tamit voilà loolu moom mooy solo bi. yan réalisation ngeen def depuis en tout cas ngeen commencé wala yow nga commencé di xeex pour autonomisation des femmes. waaw réalisation yi ñu def bari na li ci jiitu mooy xam nga nit balaa nga koy nuñ koy waxte balaa nga koy financé da nga koy defal formation ba pare jigéen ñi ku ne umpalewul ne Mamour indi na fi ay cabinet yu bari yoo xamante ni defal nañu jigéen ñi formation defal nañu lu mot 15000 femmes formation ci céréales locales yi teinture
ak yu bari jàngal nañ ko jigéen ñi donc bi ñu leen defalee formation ba pare ci la ñu nag commencé lalal leen basang organiser leen en groupe de 50 personnes bi ñu leen organiser en groupe de 50 personnes ñu daal di leen jox kees bi ñu leen joxee kees jox leen fond de caisse organiser leen ne leen nañuy daje chaque semaine ñoom ci seen bopp ñuy xool ku nekk li nga mën nga koy natt ñu commencé noonu ñoom ñuy natt ñu nekk nag jigéen ñoo xam ne vraiment ñu neex a jàppale lañu de passage dama leen di nuyu di leen féliciter bu baax parce que ñun kese mënuñu dem sans ñoom te bu fekkonte ne dañu taxaw bëgg leen dimbali te ñoom ci seen bopp gisuñu ñun taxawaay bi ñu taxaw ak vision bi ñu am ñoom gisuñu ko kon liggéey bi du dem mais ñun li ñu bëgg ñoom ñoo ñu ko gën a bëgg ñoom ñoo ñu gën a jàppale loolu moo tax tey ñu yegg fi ñu yegg tey biñ leen joxee kees yi ñu leen di nuñ koy waxatee di ñu leen di accompagner gis ngeen ni chaque tabaski wala chaque màggal wala chaque gàmmu jigéen ñi dinañ toj ay kees yi dina am ñoo xamante ni dinañ sotti ay 10 millions am na kees yoo xam ne dina sotti ay 6 millions am na kees yoo xam ne dinañ sotti ay 8 millions 5 millions am na kees yoo xam ne sax sotti nañu 30 millions loolu lépp ci liggéeyu Mamadou Mamour Diallo la bi ñu jógee ci étape boobu nag ci la ñu commencé liggéey ak ñoom ci projet jàngal napp bi indi leen ay produits parce que tamit nit ki am na loolu liggéey boo xam ne soo koy def ak moom il faut mu am capital biñ leen defalee kees yooyu dañ leen accompagner ci natt yi ba seen kees yi am dara ñu soog a indi nag projet bi ñu indee projet bi jox leen ko wax leen naka la projet bi di doxe ñu comprendre ko nag bu gaaw vraiment di ci liggéey def ci liggéey bu am solo ba pare keesu projet jàngal napp boobu biñ ko commencé dañ ko ber boolewuñ ko lal basang bi donc da nga gis ni boo suivre activité yi bu ñuy toj kees yi dañu naan keesu lal basang bi temps la waaye keesu jàngal napp bi temps la boole kees solidarité et c'est important donc loo xamante ni jàngal nañ leen ko ñu maîtriser ko mokkal ko bu gaaw ñuy liggéey te amul benn recouvrement boo xamante ni ñun ñooy dem di leen ko defi ñoom ñooy pare jaay seen marchandise bu ñu paree wooñu nañu xaalis baa ngi ni disponible ne ñëw leen jël ko ngeen jëndalaat ñu matériel indil ñu ko xam nga ci loolu lañu nekk ba mu def tey 2 ans nit nag soo ko jàngalee napp ba mu mokkal li ciy tege da nga koy yettal gaal jox ko mbaal donc ci étape boobu la ñu toll moo taxoon fan yi yëpp gis ngeen ni bala yoon ñi ngi woon Ngidi la ñu renforcer ñetti groupement defe naa groupement bu nekk jox nañ la 500 000 francs démb ñi ngi woon montagne noonu extension dajale fa tamit ñetti groupement yoo xam ne ku nekk jox nañ la 500 000 nga dolli ko ca la nga amoon mën a continuer sa liggéey loolu mooy jàngal na day am suivi boo xamante ni ñaan nañu yàlla mu weesu fii ñaan nañu yàlla ba ku nekk ci ñoom ubbi sa boutique boo xam ne yaa ko moomal sa bopp voilà. justement Aïssata ñu fàttali ni Aïssata lañu invité. Aïssata Rassoul di responsable politique nekk ci camp Mamour Diallo bi yaa ngi def xëy na ay réalisation yu mel noonu ak yeneen. waaye da ngaa bokk ci benn camp benn mouvement boo xam ni mooy mouvement Dolli Macky Sall. ndax ñu am ay grincement de dents des fois buñ la gisee xëy na taxawaay bi ngay taxaw muy taxawaay de leader. te boo xoolee ci Dolli Macky Sall xëy na yow rek wala yow bokk nga ñi nga xamante ni yéen a yëngatu ci loolu ndax loolu du am ay grincement de dents par rapport ak xëy na femmes yi nga xamante ni yéen a nekk ci Dolli Macky Sall. waaw man moom dafay am yoo xamante ne vraiment du ma ci prêter sama attention. parce que man bu may dem ci kanam laay xool du ma gestu. te li ma intéressé mooy liggéey bi may def ak ki ma ko séqal mooy le président Mamour loolu moo ma intéressé du ñàkk nag mën na nekk parce que des fois ma dégg ñu naan Mamour moo koy jox ay moyens petit patata mais dañuy trompé wu des fois. c'est pas le cas. non c'est pas le cas parce que man li ma gëm mooy développement laa gëm. te li may wax chaque jour man ci dëkk bi laa dëkk Mamour. gënumaa dëkk ci dëkk bi te gënumaa bëgg dëkk bi te li ko fi war daf ma fee war kon su may ñëwee di ko jàppale it du ma toog croiser samay bras dafa am foo xam ne war naa ko fa féete dama ko fay féete te duma ko ci xaar dama koy wax toujours bu ñëwee def man damay def su ma ko gisulee tamit damay def parce que Mamour man damay ñëw Louga te du ko yëg mën nañu nekkandoo weekend Louga te duma ko gis duma gis mi ngi ci ay activité man maa ngi ci samay activité mais su ma ko waree rendre compte dinaa ñëw rendre compte ne ko lii ak lii ak lii laa def mu encouragé ma ci loolu kese li ci des nag
ñoom ñooy gisee ni ñuy gisee ñuy wax li ñuy wax mais man xam naa Mamour xam na yàlla xam na. waaw justement parlant de Mamour Diallo. xam na ni bëgg na briguer la mairie de Louga même si déclaration bi elle est un peu nuancée. bi mu la ci waxee loo ko wax. bi ma waxee ni dafa bëgg yore maire Louga. non Mamour mën naa ne man avant mu ma koy wax maa ko ne laajal maire bi. lan moo tax. bi ma ko koy wax boobu duggagul sax ci politique. ah oui ah oui bi ma ko koy wax boobu duggagul sax ci politique. bi at bi Moustapha Diop mii di kiyanteeg Aminata Mbengue ci laa ko ne yow lan moo la teree dem laaj maire bi parce que am nga compétence am ci waxtaan. donc yooyu fësagul politique boobu commencé gu sax politique. xëy na moom sax fàtte na ko. donc man xaaruma Mamour ci pour mu def déclaration xam nga wax naa ko keroog nee naa man leader politique man ci sa parcours ak ca discours laa lay jàpp. Mamour dafa def parcours boo xamante ni si képp kuy doomu Louga war nga xamante ni kii même bu laajulee bëgg na mairie bi même bu ko laajulee te et puis li ñuy wax déclaration kan moo fi defagum déclaration est-ce que am na Louga benn leader bu taxawagum def déclaration pourquoi ñu bëgg a cibler Mamour dafa war a wax te kenn waxul te Mamour dina wax bu wax jotee rek dina wax mais xëy na pareegul pour wax te gisaguñu it ku def déclaration mais liggéey bi muy liggéey ku ko gis te xam nit war nga xam ni kii même bu fekkente ni laajul maire bi dëkk bi intéressé na ko xam nga moom li muy doxe nii laa d'accord xam nga taxaw rek ne maire bi laa soxla te defoo luy wane ne soxla nga maire bi wala defoo luy wane ne bëgg nga dëkk bi amul sens Mamour na dafa def réalisation yoo xamante ni si ku bëgg dëkkam rek moo koy def parce que Mamour réalisation yi mu def ci dëkk bi am na ay maire yu nekk ci seen localité yoo xam ne defuñu ko nañu wax te yàlla tax benn exemple rek mooy maire bi fi nekk. ah oui Moustapha Diop liggéeyul dara. def fi dara wala boog li ëpp importance li nga xamante ne tey dëkk bi soxla na ko Moustapha def ko. tali leer lamp tali ana tali yooyu yëpp ay sax nga ni Moustapha Diop ana tali bërki démb de taximaan yi ñoo génn. parce que yoon yi baaxatu seen oto yëpp yàqu na ñun waxuñu ko te taximaan yi ñoo génn waxal seen bopp insécurité bi ñaata nit fan yi lañ fi dégg ñu naan sàcc nañu ñi enlevé nañu ñi rey nañu ñi def nañ fi tournée boo xamante ni fépp fu ñu dem archive yaa ngi fi dañu naan amuñu ndox amuñu courant te loolu moom moo jiitu moom mooy pilier bi dëkk bu ñu ne baax na te amul tali amul ndox insécurité amul courant lan la fa maire ba liggéey gis naa ko fan yi muy génn naan dafay joxe ay matériel ci hôpital Médina Salam bi wala. non ay matériel yu muy jox jigéen ñu groupement yi. bool yeeg yooyu. ñun loolu en 2017 lañ ko def. rafetlu woo ko en tant que jigéen. rafetlu naa ko c'est pas parce que rafetlu ma ko mais moom en tant que maire. moom waroon na dépasser foofu. moom tey xam nga lu mu waroon a wane réalisation yu mu liggéey lu mu def ci dëkk bi. tey taxaw inauguré tali taxaw inauguré hôpital taxaw inauguré poste de police wala poste de santé loolu lañ doon xaar ci moom. mais barki démb rek gisoo matériel yi ñu fa yóbbu. ban matériel marché bi mu fi inauguré marché bi parewul boo fa demee doo fekk dara jigéen ñi dañuy lal ay papier la ñuy lal teg ci seen jaay te marché bi daf ko fee fekk projet Aminata Mbengue Ndiaye la woon lan la fi def. rafetlu naa ko parce que jigéen ñi lépp lu leen waaye dimbalee man kontaan naa ci parce que man jigéen ñi ñoo ma ñor mais moom en tant que maire def 7 ans amoon na leneen tey lu mu mën a présenter waa Louga lu dul ay bool yu muy jox ay jigéen. mais lamp yi leer tali yi baax. lamp yi loolu wax naa ko démb c'est l'état du Sénégal ak le président Macky Sall loolu du moom projet bi man xam naa ko de A à Z damay dem AGETIP ñooñu ñoo yore projet liggéeyu maire bi xam naa ko de A à Z du moom c'est l'état du Sénégal et le président de la République wax naa ko démb nee naa leen bu dul woon président de la République ak état du Sénégal ñun Louga xaw ma fu ñu jëm ndax li fi nekk akas néew ci tali wala lampe état du Sénégal la nañu wax moom lan la def tey mi ngi def tournée économique fii la ko waroon a njëkkee. kan président Macky Sall. non Moustapha Diop dégg naa dafay def tournée économique mais est-ce que commencé na fii
Louga gi dëkkam man de ay Sokone laa koy gis ay Kaffrine nag ay yeneen région yaa koy gis mais gisuma ko fii benn loo xamante ni si wane na ko loo xamante ni Lougaatuwaay mën nañ ci jariñu bërki démb rek Mamour Diallo mi ngi woon ci marché yi gis ngeen marché yi fa nekk musiba naaru laay la dafa xiin bërki démb tawul mbedd yi taa nañu est-ce que maire boobu liggéey na amatul légitimité bi moom dafa waroon a bàyyi avant ñu ko fii jële da ngeen taxaw tem pour jële ko fi. dañ ko fii jële kooku lu leer la lu leer la dañ ko fii jële visite président Mamour Diallo yi lan lay wundu parce que gis nañ muy dem ci marché yi nee na day dem ci grand place yi day dem ci bépp bërëb boo xam ne Lougaatois ma nga fa lan la visite yooyu di traduire waa xam nga hôpital boo fa demee feebar médecin bi mënu laa faj te defu la diagnostic xam lan mooy sa jàngoro loolu moo wundu visite yi il faut mu dem ci nit ñi waxtaan ak ñoom seet marché yi lan mooy seen problème seet hôpitaux yi lan mooy seen problème fépp foo xamante ne ay place publique la war na dem rencontrer nit ñi waxtaan ak ñoom laaj leen lan mooy seen problème ak lan la ñu bëgg loolu mooy yoonu liggéey bi loolu la. xam na également Aïssata que ni élection municipale naam yéen waxagu leen dara lu leer. président Mamour ne joxoon na démb rendez-vous journaliste yi prochainement. mais xam na nit liste moo koy gagné. ndax Aïssata candidat la ci conseil municipal bi. non volet boobu duma ci avancé kooku moom dama koy bàyyi ba ci kanam après buñ ci waree wax ñun dinañ ci wax. doo wax ci loolu. déedéet duma ci wax mais bëgg nga nekk conseil municipal quand même. non duma ci wax. li nga wax sax naan député nga bëgg a nekk. duma ci wax bu ko yàlla dogalee rek dina nekk. mais duma ci wax moom fi mu nekk nii. voilà ñi ngi doon wax également que Louga xat na. ñu ngi koy wax am na fu ñu ko waxtaanee démb am na quartier périphérique yoo xam ni comme fi nga nekkee. ndax jotul xëy na extension am ci Louga quartier yu bëri gis seen bopp wala ay création de nouvel quartier. waaw bokk na ñun ci suñu programme bis bu ñu jëlee maire bi dina am quartier yu bëri yoo xam ne dinañ ko officialiser. parce que mënuma comprendre bi Louga doonee Louga ba léegi ñu naan Louga 11 quartiers ñoo fi nekk ak dëkk bi tey ni mu yaatoo. lu toll ne Médina Salaam ak Médina Salaam ni mu rëyee ñu bëgg leen a boole ci sanc ba te Médina Salaam ëpp sanc ba donc loolu rek dafay wane ne maire bi fi nekk liggéeyul parce que 11 quartiers te ñu am tey loo xamante ne lu tolloog 8 wala 9 quartiers yoo xam ne yokku nañu te ba léegi mënu leen officialiser amuñu conseil de quartier amuñu dara mënuñu bénéficier wu ci dara loo xamante ne ci maire lay jóge loolu moom défaite totale la pour la municipalité de Louga. te ci suñuy projet la bokk incha allah bis bu ñu jëlee maire yi quartier yooyu yëpp dinañ leen officialiser ñuy mën a am li seen moroom yi di am. bokkuma APR. foo bokk. man Mamour Diallo la àndal. mais dafa am différence APR ak mouvement Dolli. waaw Mamour mouvement de soutien la yore. man ci sama wàllu bopp laa wax sama waxu bopp la man ci ginnaaw Mamour laa nekk Mamour lay jàppale pour liggéey Louga. xam nga tey bu ma la nee APR laa bokk nga ne ma ana sa carte de membre. man la aw ma ko. nga ne ma ndax mës nga bokk réunion APR man la mësuma bokk réunion APR est-ce que kon APR laa bokk. mais carte de membre APR yombul ci responsable APR bu ko am nag. waaw moo tax man lu may bokk dama cay am carte d'identité tey jii du ñu tudd Dolli te duñ ma tudd mënul nekk du ma si ci silib caay laaj. bis bu ma dee wuyoo turu APR day fekk ma mën ci représenter lu am solo loo xam bu ñu nee APR dañ may tudd mais comme loolu amul bokkuma APR. kon yow àndoon Macky Sall Mamour Diallo nga àndal. Mamour Diallo laa àndal. ci Dolli Macky Sall. waaw. justement ñi ngi naan élection municipale yi Macky Sall dafa am lu muy choisir xëy na Benno Bokk Yaakaar dafa am koo xamante ni moom la ñuy mandaté pour ne pas dire plénipotentiaire. ban taxawaay nga am ci loolu wala ban xalaat nga am ci vision boobu nga xam ne moom la président Macky Sall wax. waaw question boobu moom dafa am ku ko moom dama koy bàyyi moom mu tontu ci bu ngeen ko gisee ngeen wax ko ak moom parce que APR la concerne mais li ma mën a wax rek mooy lenn Louga moom bu Mamour Diallo nekkul candidat élection locale du fi am. waaw. lu tax nga wax loolu. maa ko wax. mais am nga foo ko teg tamit. am naa fu ma ko teg. fan la yegg guñ ci. bu nekkul candidat li président Macky Sall wax ci APR. oui loolu ñoom la concerne du ma ci wax. xëy na bu ngeen gisee Mamour mën ngeen ko poser question moom dina ci tontu
mais li ma concerné mooy man Louga ma concerné Mamour Diallo bu nekkul candidat ci dëkk bii élection locale du fi am. du am Louga. déedéet. kon du am maire. ah du am élection de. mais jàpp nga ni Mamour dina déclarer candidature am. bu baax du yàgg sax. jaare ko ci mouvement Dolli wala jaare ko ci APR. naa kooku moom dañ koy bàyyi noonu rek. boo jaaralee ci APR nag. bukkum peer la. dégguma. sëb la ko bënn ngi ci biir da ngeen di xaar. mais surtout yow da ngaa nekk ci jigéen ñooñu nag ces braves dames yooyu nga xam dañuy bañ ba pare dañuy défendre seen ay idées. cette bravoure là lan la parce que dégg nañ la fi am na sorti boo fi defoon. genre bii nga waxoon. yaa ngi waxaat genre bi di dëggal say xëy na say assertion say thèse yoo xam da nga koy défendre. pourquoi loolu nekk ci Aïssata. je persiste. oui waaw li ma waxoon. ci laa nekk ba tey. li Mamour Diallo la digganteem ak Macky Sall laaj nga ma léegi ndax APR nga bokk man la bokk ma APR. mais man li nga xamante ni sama digganteeg Mamour la ak waa Louga man ci loolu laay wax. te bu Mamour Diallo nekkul candidat élection du am Louga. voilà ñu wax tuuti ci xëy na salte Louga président Mamour dégg nañ ko démb ci point de presse bi ci biir marché mu ni marché bi salte na. ak en tout cas préoccupation wu commerçant yi. gis nañu benn yoon la taw xëy na marché bi mel noonu. Louga nag amoon na projet bu fi amoon Louga zéro déchet. ba mu am sax ay ndàmpaay yu ñu doon xalaat a jox defe naa loolu ci jamonoy Aminata Mbengue la woon. ki nga quartier bi nga xam ne moo fi gën a set. yéen boobu ba léegi ndax liggéey ngeen ci problème mu salubrité bu Louga. waaw mais Louga zéro déchet moom xanaa dégg nga ko. yéen a ko créé. ah waaw yow foo nekk. ah man déggoon naa fi taw Aminata Mbengue ba léegi. Louga zéro déchet. waaw déedéet Aminata Mbengue kay xanaa beneen ville propre la waxoon. mais Louga zéro déchet kay man mii la. kon jot ngaa yëngu ci. yow xanaa dëkkoo si dëkk bi. waaye dama la koy laaj rek. xam nga boo ko waxee lay gën a plausible. ah loolu kay moom wër na àddina sax Louga zéro déchet yematul woon sax si Louga dafa wër àddina ñun Italie ak Amérique fu nekk lañ ñu doon woowe ndax Louga zéro déchet bi di mu intéressé woon Louga toile même immigré yi dañ ñu doon woo di rafetlu liggéey boobu li ma lay wax rek ci incompétence municipalité bi seen yoon nekkul ci dëkk bu tilim seen yoon nekkul tey nawet a ngi ñëw te li ci gën a doy waar dañ ñu doon koñe di ñu bloqué di ñu xeex bi ñuy def liggéey boobu. ah oui comment. waaw bu ñu soxlaa oto duñ ñu ko jox. te oto bi moomuñu ko. maire bi moo ko moom te ñoom mandat lañ fi am bu mandat boobu jeexee dañuy dem. mais dañu doon koñe mais def nañ fi liggéey bu am solo ndax 11 quartiers yi ñun jot nañoo nettoyer 8 quartiers génnee fi lu tolloog 106 mètres cubes de déchets. am na ci sorte yoo xam ne même le préfet fekk nañu ci terrain bi ak équipe am di ko rafetlu. Mamour Diallo indi fi usine boo xam ne usine de transformation des déchets la def nañ fi cérémonie bu mag bi ñuy clôturer zéro déchet bi. mu dese woon ñu place publique yi malheureusement Covid bi ñëw ñu arrêté liggéey bi. mais gis nga tey bi ñu arrêté boobu la yëf yi jeex ba gis ngeen moo tax marché yi mel ni parce que même marché yi ci suñu programme la bokkoon hôpitaux yi ci suñu programme la bokkoon police beeg yëpp ak gouvernance yëpp ci suñu programme la bokkoon mais malheureusement bi Covid bi ñëwee moom moo ñu freiné. mais zéro déchet bi moom liggéey nañ fi liggéey bu am solo boo xamante ni 8 quartiers la ñu nettoyé génnee fi 106 mètres cubes de déchets mooy liggéey boo xamante ni gis nga monsieur le maire moom balaa préfet di ñu fekk ci terrain moom moo ñu waroon a fekk ci terrain parce que loolu liggéeyam la woon mais ñoom dëkk bi ñoru leen xam nga lu leen ñor seen bopp moo leen ñor ñu ànd ak nag ñoo xamante ni ñoom tamit seen bopp moo leen ñor ak seen poche parce que politique bi maire bi di def loolu dong moo tax mu koy def parce que xam na am na ñoo xamante ne tey ñi ko doon saaga démb tey ñoo ànd ak moom di ko tagg te Olof Njaay dafa ne ki la doon saaga démb bu la taggee tey am na lu mu bëgg waaye ki la tagg démb bu la saagaa tey ku baadoola la te looloo bari ci dëkk bi donc muy loo xamante nañ koy ñaawlu bu baax ci municipalité bi ni ñuy doxe mais plus grave que ça yow maire boo xamante ne tey boo nee mouvement Dolli laa bokk su fekkente ne da ngay liggéey ci maire bi buñ la waree fay sa salaire sax dañ koy xaaj ci digg parce que mouvement Dolli nga bokk. man sama frère am na fi sama frère ci maire bi la nekk barki dem la ñu nangu moto bi mu doon yore te moto bi ci temps Aminata Mbengue Ndiaye la ko yore woon la ñu nangu moto parce que mouvement Dolli la bokk mi ngi nii toog
waaw moto bi mu doon dawal dañ ko nangu pour simple raison que mouvement Dolli la bokk Mamour lay défendre te muy loo xamante ni askan wi ñoo ko moom ñoom moomuñu ko muy doxalin boo xam ne doxalin bu ñaaw la. zéro déchet bi bu ñu soxlaa oto dañuy bañ a jox oto bi mujj na ay charrette la ñuy loué di leen fay 6 000 par jour ñu ñuy roñal mbalit mi di ko yóbbu. kon bu la déggee mouvement Dolli rival direct la bu mairie bu Louga du sax politique bi mais ci même ci institution yi dañoo am rivalité. mi ngi noonu. lu waral loolu pour yow. ah waaw maire bi la rek. maire bi la parce que moom comprendre lan mooy mission moom comprendre lan mooy mission maire loolu moo tax muy doxalin bu ñaaw bi muy doxal mais dama yaakaaroon yow suñ la dénkee dëkk képp ku ñëw di defar dëkk bi yow lay dimbali da nga ko war a jàpp ak sa fukki loxo ak juróom. mais il n'a pas compris. moom li ko intéressé mooy ku koy taggal ay maamam ànd ak moom naan ko yaa def ni yaa ko def te mu leer ko ne liñ koy wax defu ko mu leer ko ne ñu ànd ak moom xaalisam bi muy joxe moo tax ñu ànd ak moom mais du intérêt dëkk bi. yaa ngi wax léegi ci lu am solo muy ñuy topp des fois Mamour ànd ak moom bàyyi ko dem ci Moustapha Diop. des fois jóge ci Moustapha Diop également delluwaat ci Dolli Macky Sall. tey jii ndax formule boobu ñoom seen bopp duñ responsable yi mooy les deux leaders muy Moustapha Diop comme Mamour est-ce que war nañ bàyyi loolu en tout cas di persister parce que xam na ni loolu mi ngi persister quand même. tey jii boo bàyyee mouvement Dolli rek fi ngay xool ni fa laay dem mooy te def Moustapha Diop la même chose également boo jógee ci Moustapha Diop fi ngay xool moom mooy dolli ci dem ci Dolli Macky Sall est-ce que du dirigeants yi les responsables ñoo war a jël en tout cas seen ay matuwaay par rapport à transhumance boobu nga xamante ni en tout cas transhumance bu bees la boo xam ni Louga lañ ko gis. waaw wax naa ko fi jamono yële ci benn émission nee naa ñoom ñaari leaders yi ñoom ñooy les principaux responsables. ñoom ñoo ko fi mën a dindi. parce que am na yeneen parti politique yi fi nekk lu tax ku jóge ci Mamour Moustapha ngay xalaat ku jóge ci Moustapha Mamour ngay xalaat kon am na lu tax. tey ji démb rek am na koo xamante ni bërki démb si réunion Dolli la taxaw fa waxoo ko doy waar ne Mamour duma la mës a bàyyi. gor laa nangam ak nangam démb gis nañ ko ci mitinu Moustapha Diop. Saataala ngay wax. waaw. Saataala demam du leen affecté yéen dañ xam ni amoon na taxawaay boo leen ko joxoon foofu te Dolli Macky Sall. ah man de wax dëgg yàlla dama toll fi mu nekk nii ci. dëkk ci surprise ci demam. non pas à 100 parce que man xaw ma ko vraiment miinu ma ko tamit. gis naa ko nii rek keroog si réunion bi keroog bi muy def rentrée politique am it maa ngi toog. te maa ngi toogoon ak ay nit ñoo xamante ni bi muy def discours am ñi ngi ma naan du toog day dem lu grave la parce que nit boo dëkkee si dëkk di wuyoo dëkk ba nga am fi njaboot am fi ay soxna am fi ay mbokk am na lu bari loo xam ne war nga koo moytu te gis nga ñoom li leen leader yi di jox mënu leen a dundal seen giiru dund gis nga fii kaas yi ñoo wute waaye ku xëy da ngay guux gis nga période bi ngay gisanteeg leader bi mu yëkkat lim lay jox la ko leader bi day dem mën nga toogaat 1 an boo xam ne doo ko teg loxo waa diggante boobu lan ngay dunde sa ñaq ngay dunde kon nit ñi nañu gëm seen bopp te bañ a jaay seen ngor nañu xalaat seen doom yi ak seen sët yi nar a ñëw ëllëg woy biñ leen di woyal c'est très important yàq sa dundin ci koo xamante ni kii la mu soxla objectif la am xëy na bu loolu bu ko jotee sax yow dalay fàtte yow nga yàq ci sa der jaay ci sa ngor lan moo ko jar li mu def loo xamante ne lu ñaaw la barki démb archive yaa ngi fii barki démb rek la yàggul ci korite gi la taxaw fii jël parole ci kanamu àdduna yépp ne Mamour Diallo su ma la naree wor yal naa mel ni yal naa mel naa tey jii ñëpp gis nañ ko tey ma nga ci Moustapha Diop yëkkati ñaari loxoom lu ko jar te dafa am loo xamante ni gis nga dañ koy xeebee àq la parce que la tax mu taxaw keroog di tagg Mamour am na fu Mamour jaar ak moom tey mu mën a def lii Mamour mais àq boobu il faut mu dal ko dañ koy négliger nag mais àq boobu foo jaar daf lay dal te leader yi ñu bañ a fàtte ni ñoom dañoo am objectif ma waxaat ko donc il faut ñu gisanteeg nit ñi waxtaan ak ñoom ñi ñu mën a may xaalis ñu may leen xaalis ñi ñu mën a àndal ci liggéey ñu ànd ak ñoom ci liggéey mais yow mi nga xamante ni yow la leader bi ñëw ànd ak yow di liggéey yow yaay xam lan nga bëgg ak li nga xamante ni mooy sa intérêt ak intérêt dëkk bi
nit ñi nañuy jiital intérêt dëkk bi te bàyyi seen intérêt personnel. ndax bu mouvement Dolli Macky Sall nekkoon ci biir APR Aïssatou day continuer dimbali yi muy def ak jigéen ñi di jàngal napp bi ndax Aïssatou la question mooy ndax Aïssatou Mamour rek lay àndal wala li ñuy wax naan y a pas jamais en politique ndax loolu dal na la. non man fi mu nekk nii gis nga man li may def nii. mën naa ni Mamour taxul man Louga ma ñor wax naa la ko léegi sama njëlbéenu wax. sans Mamour da nga koy def. avec sans Mamour dama koy def. dépendre ma ci ànd ak benn parti politique pour def ko. li may def man ci social laa yëngatu te askan wi moo ma ñor dëkk bi moo ma ñor sans Mamour dama koy def te ma wax la benn wax boo xamante ne tey na ngeen ko jël bind ko gis nga Mamour maa ngi ànd ak moom tey di liggéey pour intérêt Louga bis buñ ko joxee mairie bi te doxalul li mu war a doxal man maa koy folli parce que dëkk bi moo ñu ñor dëkk bi rek ku defar dëkk bi moo ñu ñor dimbalañ ci suñu doom yi ak suñu rakk yi ba ñu am xëy fu ñu jàpp defaral ñu suñu tali yi ñu am ay poste de santé am ay poste de police am ndox am courant loolu la ñu bëgg ci suñu dëkk bi képp koo xamante ne nag taxaw nga pour jàppale ñu ci loolu ñun dinañ la jàppale ba nga taxaw. ñu ngi lay gërëm. maa ngi leen di gërëm yéen tamit di leen sant di kontaan vraiment ci invitation bi. di leen gërëm di leen sant di nuyu waa Louga yëpp Lougna Info. lan mooy sa kàddu gu mujj. waaw sama kàddu gu mujj mooy lii nga xamante ne rek moo lëmbe dëkk bi nit ñi bu ñu fàtte ni dëkk bii ñun ñoo ko mën a defar nañu bàyyi seen intérêt personnel yi te seet ki nga xamante ne mooy liggéey dëkk bi ñu ànd ak moom. li ma la wax léegi rek kaasi ñoo wute ku xëy di nga guux nit ki li ngay dunde yaa ko mën a ñaqal sa bopp leader bi du la ko jox Moustapha du la jox sa dund kiiru dund li ngay dunde du la ko jox munu ko Mamour du la ko jox li lay dundal liy dundal sa njaboot yow yaa koy liggéey li ci des nag ñun ñëpp doomu liggéey dañoo war a àndandoo joxante ay loxo taxaw ngir dëkk bi baax loolu daal mooy sama kàddu